mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm seen émission sama bataaxal émission bu bees la avec benn concept bu bees bi dalal ñi nga xamante ni ñooy kilifa dëkk bi ñu yëngu ci wàllu politique wala ñu doon ñoo xamante ni ay leader d'opinion lañu. tey pour la première fois avec le premier numéro ñu war ci dalal ki nga xamante ni moom mooy ministre Mame Mbaye Niang nekkoon directeur de Prodac mais aussi mu nekk actuellement le chef de cabinet du président de la République son excellence monsieur Macky Sall. D'accord. musuma nekk directeur ci benn agence. D'accord. sama profil. dinañ ci ñëwaat. journaliste yaa nga noonu dinañ ci ñëwaat. alors en tout cas loolu Sénégalais yi dinañ ci xaar ay réponses. alors comme ni ma ko waxee pour émission yi mën jaar yoon ñu mën ci jëlee aussi luy tax ñuy leeral sunu lanterne. luy tax également sénégalais yi di si jëriñu dañ koy may nopp rek donc monsieur le ministre ñu dalal la laata ñuy jox kàddu gi suñu ñaari journalistes yi. merci beaucoup maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di ci jiital ki nga xam ni mooy kilifa agence de com bi muy suñu xarit Aïssatou Diop Fall. comme ni mu ko waxee léegi ca ba ñuy nekk université lañ xamante woon donc kenn xamul woon ni que bés dina ñëw mu toog fii di wax man ma toog fii di wax mais yàlla suñu boroom moo mën lépp mooy def lépp di wax ni que honneur la pour man ngeen commencé concept bi honneur la pour man ngeen wóolu ma ba nangu tàmbali parce que tout début est difficile mais ma kontaan trop aussi ci gis projet bi jeunes yi ko jàpp ak jeunes yi ci am conviction ma nekkoon fii ministre de la jeunesse ñetti at yàlla boole ma ak ndaw réew mi ma jëflanteeg ñoom saafantoog ñoom doon leen xiirtal ci ñu nekk ay entrepreneur donc yëg-yëg bi ma ci am man ak yàlla rekk ko xam xëy na mën ngeen dégg walla keneen ngeen dégg waaye fierté la ñëw fekk ay jeunes yuy am yenn initiative bi nag tamit méngoo ak lu yombal man li mu bëgg parce que bu ma ko toppoon xëy na dem ci benn émission benn télé moo koy wane ci campagne électorale lañ toll bu masaana jot dañuy taal raptor yi wër dëkk bi yëngal dëkk bi tey seen émission bi may na ma à travers support de communication yi am yépp bu teyee ci guddi incha allah ci mën-mënu yàlla ak xarante bi ngeen di am ma dugg ci këru Sénégal yépp jàkkaarloo ak sénégalais yépp mën a wax ak ñoom ci dal ci njekk ak ci maandute donc jàpp naa ni amul dara lu ëpp njëriñ pour man ci sama jëmm ak ñi ñu àndal ak sama kilifa ci jamono joo xam ni képp ku far yaa ngi jéem a xëcc ndam la ci yow te ndam li sénégalais yi ñoo koy joxe donc bu ngeen ma mayee tey diggante 21h ba 22h30 ma dugg ci kër yépp wax ak ñépp ci benn diir def naa ni man maa leen di remercier di wax ni que trouvaille bu bees la et je suis très 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 fier que ay jeunes porté ko
yàlla naa leen jig et yàlla na ci ñeneen topp tagguma sama bopp waaye sama mbokku ngor yi ma tudde gaal sax seen gaal a raw donc yàlla na ngeen rawee noonu tamit merci beaucoup. jërëjëf donc loolu am na solo donc vous faites la campagne sans vous déplacer donc vous allez vous déplacer par la magie de la télé mais aussi des médias sociaux là c'est un immense plaisir. Alors balaa ñu dugg ci émission bi également dañuy dalal sunu confrère bi Abdou Khadre Mboup nekk également un des journalistes justement de public.sn. Abdou Khadre. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal public bi di dalal aussi monsieur le ministre di am mbégte ak contentement di janoo ak yow ñu nar a waxtaane li nga xam ni moo nar a doxoon réew mi am ay question aussi yoo xam ni yàggoon nañ bëgg yow tamit nga faram-fàcceel ñu ko daañu la ko laaj nga indil ñu ci ay tontu yoo xam ni jàpp naan dina satisfaire sénégalais yi nga xam ni ñoo la nar a seetaan jërë ngeen jëf. jërëjëf alors ci loolu aussi la ñuy dem dalal ki nga xamante moom mooy Cheikh Diop journaliste fële ci groupe Futurs Médias Cheikh. Pour dire que dañ am un bon client bu ñu ko waxee miin ngeen li nga xam ne moom moo di janoom ak ndaw ñi ginnaaw bi ñu ko dénkee ci diirub ñetti at tey jii itam mu toggaat ak ay ndaw yoo xamante ni fas yéene ni ñu faram-fàcce lu bëri ci loo xamante ni jaar-jaaram ci wàllu politique taxawaay bi nga xam ne itam am na ko ci kanam tuuti dees na gën a faram-fàcce li nga xam ne moom moo ñu fi tax a toog. alors incha allah comme noo ko waxee léegi tey lu bëri dina leer ñetti at dégguñu ko bu weesoo justement lii di campagne élection locale yi ginnaaw bu mu ñàkkee ñu toog également gisatuñ mu def benn sortie médiatique malgré les législatifs yi di jublu si donc je pense que monsieur le journaliste kii di Abdou Khadre Mboup ñu bàyyil ak première question bi. alors monsieur le ministre comme ni ko Thioune waxee sànq ñu gis ni gëj nga def ay sorties médiatiques alors ci élection locale yi nga xam ne ni demoon nga ci bannière Sénégal 2035 horizon 2035 ñu gis ni bi nga ñàkkee lu mel ni élection locale bi fële ci Dakar ñu gis ni boobu ba léegi génnloo te am na ay attaques yu doon am jëm ci président gis ñu la nga wax ci ñëpp yaakaaroon ni aussi daañu la gis saa bu ñu dalee ci président de la république lan moo waraloon tekki tekkaaral jooju nga xam ni ñëpp ni ko doon laaj tey nga janook ñoom di leen ko expliquer lan lay doon tey. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm yow ci élection locale yi nga wax moom mu wax ñetti at xëy na bu ngeen méngalee di nga gis ni que bi ma nekkee ministre chef de cabinet président de la république laa commencé wàññi taxawaay bi ci wàllu politique dama koy faral di wax mooy wax ni que chef de cabinet président de la république mooy interface u président de la république ak askan bi c'est l'interface du président de la république avec les forces vives de la nation seetuñu ci ku bokk APR ku bokk Benno Bokk Yaakaar ku bokk opposition ku bokk société civile wala ku bokkul fenn waaye doon citoyen donc yu mel noonu buñ la tegee pour ngay wax ak ñooñu am na loo daan def loo mënatul def bokkul ak bi ma nekkee ministre de la jeunesse bokkul ak bi ma nekkee ministre du tourisme bokk ci gouvernement boo ci bokkee yow yaay gàddu gouvernement mooy gàddu projet président de la république mise en œuvre bi amul benn wàll booy jël ci suñu organisation ci suñu dund ci ñi ñuy doxee amul ci benn wàll boo xam ni boo ko jëlee nekkul ci benn département ministériel boobu président dafa wóolu nit nommé ka fa day am tur am sant lépp lu jëm ci wàllu woowu nit kooku moo koy jiite donc
bu wax amee nit kooku moo war a njëkk a wax, bu weddi amee nit kooku moo war a njëkk a weddi, mais le gouvernement dans sa collégialité ñooy défendre le président de la République. ci biir gouvernement boobu tamit daf ci am ay pàcc-pàcc. li ëpp ci ñun ci réew mi ay ndaw lañ, li ëpp ci ñun ci réew mi ay jigéen lañ. boo nee ndaw yi gis nga cër bi mu leen jox ci gouvernement, boo nee jigéen ñi gis nga cër bi mu leen jox ci gouvernement. te ñaari tànk yooyu mooy doon tànk yi nga xam ni mooy dox politique. man nag nattu bi ma am mooy dama cee nekkoon benn tànk. te boo nekkee ministre de la jeunesse ci gouvernement, ci président, parce que tànnu la parce que yaa fi dàq jàng, tànnu la parce que yaa gën a xeex ñeneen ñi, tànnu la parce que yaa gën a rafet, wala daf la tànn parce que daf la wóolu. boo ca nekkee ca ndaw ya nag bu xeex jotee yaa cay jiitu. politique ndaw la ak jigéen, parce que ñoo ëpp. ndaw moo war a ëpp cawarte mag wala jigéen. donc loolu moo tax politiciens yi di wax ni que pointe combat bi c'est la jeunesse qui porte, c'est la vaillance, vigueur, rigueur, engagement, persévérance. bu la nit ki wóoloo nag ba teg la foofu, sa taxawaay mooy taxawaay paravent bi. man nag diir ba ma ko nekkee wax dëgg yàlla def naa sama kéemtulaay kàttan. def naa li ma yàlla mayoon ak li ñi ma àndal ak samay xarit ak samay am di jàmm ak moom ci boppam ay nitam ñu jàppale ma. def nañ li ñu mën, ndax réussir nañ ko wala réussiruñ ko moom mooy xam, moom mooy ki njëkk a xam ak sénégalais yi seetaan. ba ma ci tolloo foofu damaa taxaw boobu. ba ma nekkee ministère du tourisme wax ci wàññeeku na ci wàllu politique, parce que mission bi jaay taaru Sénégal la woon. munoo koy def di teesante di tàggasante, mais tu participes au débat politique parce que homme politique nga. boo génnee ci gouvernement bi nekkatoo à la pointe. boo nekkee chef de cabinet yëfi président ngay lijjanti. yow munoo nekk opposant man ma bëgg a wax ak yow pour jële la fi nga nekk indi la ci président, bu subaa ma saaga la, bu ngoonee ma ñëw seet si la. day jafe. donc mission bi la. mais ci république lañ nekk, ñun ñii ñëpp ay hommes politiques lañ, am nañ ay ambition politique. Il y a dans l'agenda républicain des moments où tous les citoyens, qu'ils soient politiques ou de la société civile, ku namm dara da ngay dem uti ko. loolu moo tax ci élection locale yi nga dégg ma ba ma ca pare li ñu bëggoon amul, da ngay xam ni yow yaa convaincre Sénégalais yi, wala li ngay def matul. nga am ngëm-ngëmu xam ni que li nga def matul, nga toog nga xool sa biir bopp, après nga xool beneen yoon nan nga koy defee. mais yéen ñëpp li ngeen bokk bu nekkaatee en jeu, ku nekk day jouer cëram. ci ay élections législatives lañ nekk, am na ñu bind, du ñoo ci gën, am na ñu tànn investir leen, tekkiwul ni ñoo ci gën, mais kóolute gi ci liggéey boobu ñooñu lañ ko jox. ne ñëpp ànd ñu dem uti, parce que après suñu projet bi ñu bokk muy le PSE moom la ñuy appliquer ci réew mi. loolu la, du leneen. xam sa cër def ko, xam li la war nga def ko. boo jéemee def li war keneen di nga tooñ sa bopp, tooñ ñi nga àndal, tooñ ka ñu wóolu. loolu rek la, du leneen. kon ñu gis ne que ne du frustration comme ñu ko ñu bëri ci Sénégalais yi jàppee, ndax gis nañ ne bi nga perte toog nga ak diir waxtaanoo ak askan wi, saafonte waatoo itam ak ñoom ginnaaw ba nga dagaanee seeni kàddu mujjoo cee jote. est-ce que itam frustration bi ñu doon wax da ngay teggituuma ci loolu? xam nga boo nekkee homme politique, bon bu la yàlla mayee nga am benn jaar-jaar bi, munoo di def lu nit ñi wax rek nga tontu.
du frustration rek lañ ma jiiñ lay sàcc jiiñ la leneen yow yaay xool li jara tontu ak li jarta tontu. li jara tontu ay tuuma moom day yàgg rek mais day dañ du képp ku doon wax ni ko dafa mer dafa gedd tey jii nii boo ma déggee wax jooju dina dañ sa xel. donc lu tax may perte décision boobu ma jëloon pour weddi ñaari nit wala ñetti nit yoo xam ni xëy na buñ sañoon ma génn ci tekkaaral bi def yëfi keneen problème am wala leneen tey boo ma gisee may wax boo ma déggee may wax donc loolu weddi na tuuma ci. justement ñu jógee ci li nga xam ne moom moo di élection locale yi dëkkmal élection législative fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne itam moom la ñu nekk boobaak léegi gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo sikk langue politique bi ci gox-goxaan yi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal ginnaaw aw taxaw seetlu campagne bi sa gis-gis lan lañ ci mën a jàpp boobaak léegi ñu koy amal. campagne bi mi ngi am li ci ëpp solo mooy mu am ci jàmm donte am na ay yenn tolof fenn mais yéene bi moom mooy ñu campagne ci jàmm ci dal ki sénégalais yi wóolu am ndam que xëccoo bi nekk xëccoowu dëkk xëccoo bi ñu jëmale ko ci proposition yi xëccoo bi ñu jëmale ko ci yéene bi nit ki am xëccoo bi ñu jëmale ko ci message bi nit ñi jot électeur bi jot doon dëkk ba mu mën a tànn xam ndax Benno Bokk Yaakaar lay votel wala keneen lay votel loolu la campagne bi war a nekk yàlla nag def na ci sutura boobu ba léegi mi ngi am yàlla na wëy et que incident yi jarul xuloo jarul ŋaayoo jarul mais lépp na tegu ci dëkk sénégalais yi ñoo war a tànn incha allahu rabbi ñu tànn. yàggatul ñaari fan moom moo ci des gis nañ ne keneen ñi nga xam ne itam ñoom ñoo féete ci Benno Bokk Yaakaar bëri na ci li ñuy campagner ginnaaw dagaan bi nga xam ne ñu ngi koy dagaan baatu askan wi mu soxal bilan bu président de la République du Sénégal lan lañ mën a jàpp concrètement. waaw man defe naa ni que tey awma gàcca jàkkaarloog sénégalais yi ni leen président de la république la àndaloon loolu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp fierté la ci man ni président de la république Macky Sall la àndaloon APR la bokk Benno Bokk Yaakaar mooy suñ coalition amul dara luñ fi def lu tax ma war a rus wala ma war a am kersa jàpp naa ni réew mi bi ko yàllay jox mu ànd ak ñun am na fu mu nekkoon tey am na fu mu toll fa mu nekkoon ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku tey jii fii mu toll du ma ni saafara nañ lépp de mais amul benn ponk boo ciy jël ci wàllu dundin bi ci wàllu yoon yi ci wàllu électricité bi ci wàllu mbënd bi nit ñi di wax ci wàllu woo jële nañu fii yóbbu ñu fële comme ni mu jëlee autoroute bi Diamniadio yóbbu ko ba Touba Dakar ba Diamniadio 33 kilomètres la boo eggee Touba pratiquement di nga egg 200 kilomètres gis nga coefficient boobu ni mu nekkee woon 30 indépendance ba léegi 60 ans 30 kilomètres d'autoroute à péage la ñu am 10 ans ñu am 200 kilomètres même coefficient boobu la répercuté ci lépp du ma ni nag lépp mat na waaye ku wax te yàlla rek tax nga wax dëgg am na fu réew mi toll am na fu mu egg am na ñu amul woon am na ñu amul woon tey am nañ am na ñu amul woon yaakaar tey am nañu yaakaar donte ñi bëggoon a am yaakaar yépp matalewul waaye lim bu am solo def na ko ci. mais gis nañ fi également campagne bi ndaw ñi diñ leen joxe li nga xam ne moom moo di
bopp daanaka gox bu ñu dem askan wi yëpp nañ génn tey bu fekkee da nga ne mbirum emploi tey nguur gi mi ngi ciy doxi jéego gis nañ li nga xam ne moom moo jotoo weesu suñu ginnaaw njiit mu réew mi génn ne mi ngi déglu ndaw ñi wala boog mi ngi leen di bàyyi xel teewul yi ngeen sekkal langue politique bi ñu ngi wax ak ñoom ba tey teewul ndaw ñi ba tey ñoom itam amuñu ci lu ñu jàpp wa déedéet bul ni ndaw ñëpp ñenn ñi ci ñoom ñenn ñi ci ndaw man nangu na président bi mu génnee am dig 400 milliards yi ndaw yi ñaata nit lañ fi recruter ci emploi vert ñaata nit le programme industriel bi mu def ak ONU di impacté ñii di wax naan ka koy wax fa mu dëkk kay wax ni que président dafa sacrifier ndaw ñi fa mu dëkk projet boo xam ni dans 12 mois mu pare agropole Ziguinchor di nar a jël 50 000 jeunes ma nga foofu bërki démb lañu le partenaire yi dem xool fan la toll donc bu ñu naxante gis nga ay nit bu ñu nekkee mën nga wax sa yéene nit ki mën na yéene dara du ko mën waaye boo yéene ci am réew day méngóog la mën a nekk ku mu neex nga toog fii nii géej gi nii suba ma xar ko mu jàll dem ne na la mais ndax mën na nekk ak ndax yow li ngay wax am na foo ko teg ay boroomi xel lañ ay boroomi xalaat lañ nee naa la amul benn wàll muy ci wàllu financement muy ci wàllu formation muy ci wàllu encadrement ci 5 ans yi nii li ci régime bi encadré ci ay jeunes en 60 ans defuñu ko waa léegi ki ñëw ni la ci développement lañ jëm ñu ngi woon ci benn au début dañ doon wax ay naxi kese la projet yi réew mi am ci réew mi yépp amul benn tey projet tey bu ñuy bàkkoo boo xam ni ba muy sosu di ngandu non dañuy sóob rek lii du am jaay nañ xaalisu askan bi tey 100 000 personnes yi TER bi di impacté par jour boo demee ni leen seen xaalis bi dañ ko naax saay ñu ne la waxoo dëgg pourtant ba muy commencé lan lañ ci déggul sàcc nañ xaalis bi impense yi def nañ lii def nañ lee de tubaab yi lañ ko jox da nga gis af Sénégal dafa nga gis ku fi mën a defar TER dafa am usine fii nii wala sénégalais bu nekk ci conception TER boo ko joxul tubaab yi koo koy jox ah da nga gis sénégalais boo xam ni mën na defar moteur xawma bi saay boo ko joxul tubaab bi kan nga koy jox naxaate bi ak discours populiste bi moo baaxul gars yi di wax nii sànq saa waay ñu na élection locale yi man yey ñaa ñu bari dama leen waxoon wax nañ wax a wax ba yenn communes yi jox leen maire yi ñi jox communes yi tey xanaa lañ doon wax kii ngay wax ni xale yi dañ ko topp moom ba muy campagne Ziguinchor monnaie locale la leen doon wax nee na day defaral waa Ziguinchor seen xaalisu bopp pour wet jëndagu ko fa loolu moo tax démagogie ak populisme ak la manipulation du porte tey képp ku nekkoon ci commune boo xam ni dangaa meroon daal ni ñii defuñu dara ñu ñëw ni la ñun dinañ parce que loolu la ñu waxoon askan bi ñun ñëpp a doon ànd di campagne ah non bu ngeen ñu joxee mairie ñu changé seen dund ay mbënd am na fi inondation am na fi ay sinistre am nañ fi dem taxaw photo wu rek lañ mën. est-ce que itam yéen ñàkku leen li nga xam ne moom moo di opinion publique bi seen gis-gis ci wàll wi bu ñu xoolee démb na ngeen daan amale ak tey. ni ñu daan amale ci naka. maanaam ni ngeen doon déroulé ak askan wi joxal leen bopp tey ji itam ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi mu mel ni itam ñi leen topp bari na lool. déedéet c'est que tamit xam nga boo nee askan bi topp leen 2012 ba tey jii nii élection bu fi am kan moo ko gañe ah 2012 ba tey jii ñu wax nii élection bu fi am kan moo ko gañe ah kon
kon kay ñun la askan bi topp. D'accord. Monsieur le ministre. Merci. déedéet non xam nga baax na li ñuy wax ñu koy méngale ak li ñuy dund ak li am ak li mënta am askan bi topp ñu leen moom fii yii ñuy def nii xëy na ñoom dañ cee tollu rek te xëy na dafa am luñ xamagul. Monsieur le ministre. D'accord. Oui, Abdou Khare. Allez-y. Au-delà ci réalisation président Macky Sall yi ngeen di campagne au-delà de ça ci lan ngeen misé wu pour gagner wala pour am la confiance des électeurs au soir du 31 juillet. ci li ñu def d'abord ci li président digoon askan bi ca def ko ñu teg ci seen bët bi muy ñëw 900 000 ménages moo pauvre mu génne ci biir 900 000 yooyu 400 000 ménages créés pour sécurité familiale. bi ñuy ñëw fii nii bi ñuy ñëw pratiquement ñeenti sénégalais yoo jël ñett yi xëy na daan ñu woon mën a faju tey mu fexe ba ñett yi mënul woon faju ñaar ña mën a faju ci CMU ñooñu seen dundin daf ci feeñ. ñaata kër ci Sénégal ñoo amul woon ndox ñooy am ndox tey ñaata sénégalais ñoo amul woon courant ñooy am courant tey ñaata sénégalais ñoo mënul woon faju ñooy faju tey ñaata sénégalais ñoo mënul woon dugg école ñooy dugg école tey. yëf yi yamul fii rek. xam nga buñ dee xool Dakar nga ni Ndiaye Bambey mii ñu ngi dëkk Nord Foire boo wéeteeg moom Ndiaye Bambey amul problème mais boo ko fekkee goxam fa muy politique dafa liggéey am na ñoo xam ni musuñoo gis courant am na ñoo xam ni ba ñu juddoo ba léegi musuñoo gis courant tey ñi ngi gis courant ñooñu ñaata lañ toll am na ñoo xam ni musuñoo am ndox mu sell Sénégal wax jee bari rek mais tey am na ñoo xam ni amuñu ndox bu ñu naan ndox bu sell bu ñu naan ñaata sénégalais ñoo amul woon ndox bu sell bu ñu naan tey ñooy naan ndox bu sell ñaata sénégalais ñoo daan wasin sénégalaises du moins ñoo daan wasin ci ay conditions yu metti. D'accord. amuñu woon sax tali buñ jàll dem évacuation. mais tey am nañ tali buñ dem. mais monsieur le ministre. li ñuy def ñooñu lay impacté. bokkul ak ki nga xam ne fii nga toog. D'accord. bu courant bi coupé 10 minutes sax nga saaga fàtte nga ni ko courant bi da daan coupé ñeenti fan de bu tawee tey ndox mi taa tey ak suba fàtte nga ni que ndox mi di deñ ci ñaari fan ñetti fan yow 9 mois la fi daan def sa koñ ba nga am choléra. D'accord. baax na nit ñi di fàttali. waaw baax na nit ñi di fàttaliku waaye il ne faut pas oublier itam ñenn ci askan wi jox nañu leen bopp ndax itam bu ñu jëlee par exemple yow askan wi mel ni topp nañ leen ak mouvance boo xamante ni tey mënees na koo seetlu ndax ci liñ ko teg ñoom. ci wax seen wàllu programme foog naa ne public bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak ñun d'accord nañu ne dund gi cher na. ñëpp def nañ taxaw seetlu boobu. ñoom nee nañ bu ñu amee majorité fa nga xam ne moom moo di ci assemblée nationale la ñuy njëkk a def moom mooy que wàññi dund gi ngir askan wi mën a am dund bu stable lu soxal itam borom ñaari tur yi nee nañ itam daañ ci am doxalin bu yaa mu mel ni loolee tax askan wi bàyyi leen xel ñoom. waaw d'accord naa nee nga mbooloo leen di topp mais d'habitude boo xoolee écran bi zoomel bu baax parce que. ci réewum xumbute lañ nekk boo taalee say oto nee naa la loolu maa leen ko njëkk a def gars yi ñi ngi soog a dugg ci ay pick-up du sam raptor yi gars yi buñ ko mësaan a génne dañ daan wax ay 180 millions la mais du luy fay ci politique de ñiy voté xooluñu loolu wax dëgg yàlla nag man day yàgg naa ci yàgg boo xam ni xam naa loolu moo tax tey ay caravane ak ay affaires yooyu yëpp boo seetloo ñun gars yi ndigal li bu du loolu boo xëyee suba ba ngoon jot Amadou Ba da nga koy gis mu sol anangoom dem di dugg ci kër yi di xool Alioune Ndoye da nga koy gis mu dem dugg ci goxam di wax parce que wax ak nit ñi déglu nit ñi loolu mooy saafara problème léegi nag boo génnee nag takk say seenaa musique
wax dëgg yàlla ñoo leen ci njëkk di nga am ku la topp loolu mooy benn dund gi dafa cher mais tey ki wax ni d'accord nga si loolu. non ñemewuma wax tey man du ma jàkkaarloog sénégalais yi ni leen dund bi cher dëkk bi mettiwul bëgg dee de. waa déedéet ñi nekk salle bi xam nañ loolu. waaw déedéet ki wax ni que dund gi dafa cher lan la wax dëkk bu ñu amee majorité assemblée nationale. daañu def seen kéem kattan waa ñu lu ni mel. damay gën a sori ci li nga wax mu soxal wàllu subvention. déedéet ki wax ni que bu amee majorité te moom bokkul sax ndeket même bu gars yi demee moom du dem mais gars yi topp nañ ko de. waaw xaaral déglul rek ki wax loolu dafa taxaw ci benn dëkk ni day joxe leçon d'économie el phénomène noo ngeen ko tuddee yéen mu ni Macky Sall xamul dara bu xamoon dara dina yombal li ngeen di dundee ñun bu ñu faloo dinañ wàññi dund gi ceeb bi moom bu xamoon dara taxi lay teggi moom nee na inspecteur des impôts la moo xam ne luy taxe mais nee na dafa ba am programme bu mbébét ci réew mi nee na xayma na ko sànk na ko ba bu amee majorité loolu lay doxal mais ceeb amul taxe ceeb bi ñuy dundee fii Macky Sall nee na du fay droit de douane du fay taxe du fay plus-value ceeb bi ñuy dundee fii Sénégal ñaari xeetu ceeb la ceeb bu sew ceeb bu dijj moom la 85% des Sénégalais di dunde am na nag beneen ceeb xawma riz brisé parfumé riz basmati boobu moom da ko taxé mais ceeb bi Sénégalais yi lekk amul taxe te boo ko jëndee ñëw da ngay présenter facture yi ñu ni la fii la mën a yem waaye yow nooy wàññee loo xam ne amul taxe moo lay wan ne que xamul li muy wax lépp lu mu wax nga jël ko ci wàllu ceeb boobu du la wax leneen ceeb boobu rek laa ko mës a dégg mu joxe exemple dinaa def li wax na ci wàllu homosexualité maa ngi ciy ñëw loolu moom dinañ ci waxtaan wax bu am solo sax d'accord homosexualité yooyu muy wax moom dinañ ci wax parce que wax dëgg yàlla nañ pare ci wàllu dundun bu seer fii àddina toll amul benn réew ci àddina bi bu dund bi yokkuwul ceeb bi nee naa la amul taxe dañ koy jëndi kan mooy dem jënde ñaar fukk ñëw di jaaye fukk ak juróom état rek ko mën commerçant bi bu demee jënd ñaar fukk bu ñëwee day jaaye ñaar fukk ak benn waa léegi kay jaay bu fekkee fa ñuy jaayee la ñu yokkee loo ci mën ban dëkk nga gis Sénégal nit ñi dañuy wax yenn saa ñu ne la Mali Bamako xaw ma fan ceeb li muy jar Sénégal duubal ba lay jar Mali am na ay Sénégalais yu nekk Mali ceeb li muy jar Sénégal duubal ba lay jar Abidjan lépp a yokk essence ñi dëkk Europe di wax pourtant 2 euros lay jar mi ngi ci 1000 et quelque mais fii fexe na ba ñi ëpp kàttan mën a jàppale ñu néew ñi fii noonu le président essence bi boo seetloo essence lañu yokk wàññi gasoil essence ñi ëpp ñi am oto ñoo koy dawal oto bopp personnel yi moo ci ëpp gasoil oto transport yi mu ni nañ yokk essence bi li waroon dem ci gasoil bi ñu yóbbu ko ci essence bi pour que transporteur bi bañ a yokk transport bi. D'accord. Donc loolu mooy projet bi. léegi ok monsieur le ministre Cheikh ñu ñëw ci une minute rek mu taxaw foofu mu ne tey bu ñu votelee ñi nga xam ne wala bokk yéen bu ngeen amee majorité fa nga xam ne moom moo di ci assemblée nationale mooy promouvoir homosexualité waaye itam def ba ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew mi am 3e mandat te ñu bëri ci sénégalais yi bañ nañ lool de. waaw léegi gis nga affaire góor jigéen sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak ñaari imam ma ni leen bañ ñu ko dalee ji 2016 lañ ñoom ñu taxaw ci ay télé ak ay journalistes ni référendum bii bu jàllee seen 15 points yi dañuy daganal góor jigéen dugg ci kër yépp jaxase ñu ak askan bi ñu naan non ñii dañ nar a yàq seen doom yi ñii dañ nar a yàq diine ji
2000 référendum bi jàll na wala jàllul est-ce que góor jigéen dagal na Sénégal élection présidentielle ñu ñëwaat waxaat ko nangu naa ci politique lañ nekk kum neex nga jiiñ nga wax mais li gën mooy li ngay wax nga am foo ko teg xam nga ñiy xeex góor jigéen ñi ci ëpp ci diine lañ ko teg waaye yow nga ñuy jiiñ góor jigéen yow ki nga jiital jàpp nañ ko ci yëfi góor jigéen est-ce que tooñooñu yow yaa ngi ma waaye yeew yi laay wax ñi ngi ñuy jiiñ ñi ko ñun dañuy dooleel góor jigéen ñoom ki ñu jiital jàpp nañ ko en tout cas jigéen a ngi nii toog tuumaal ko ni daf ko sodomiser. tuumaal nga wax. dafal ndànk li ma lay wax mën naa ci jaar parce que bu wax ji eggee fenn tontu woo war naa egg foofu wala fu ko raw yow boo ñu jiiñee góor jigéen yow jigéen a ngi ni lëng jiiñ la ni ko dag ko def yëfu góor jigéen yow ba nga jëlee mairie ba nga yor ki nga njëkk a recevoir nga ni dañuy dàq tubaab yi tubaab la ci yëfi góor jigéen lay yëngatu après nit ñi nga àndal ñëw naan noo ñii bu ñu gañee góor jigéen ñun gañe nañ gañewaat musuñoo nekk ci loolu doxewuñ ko jëfewuñ ko ki ñu jiite amul fenn fu mu toogul ni moom du ko légaliser Sénégal du ko def Sénégal wax na ko ci Obama wax na ko France wax na ko Nations Unies wax na ko ak journalistes yi wax na ko kilifa diine yi fu mu dem wax na ko fa fenn daal laa gis ni que dem na fa ca waxu ko fa mooy ci Poutine xëy na bu ñu génnee wax ko mu SMS. d'accord mais voté leen mooy oui troisième mandat ndax li mel da ngeen ko bëgg da ngeen ci bëgg a egg. dégguma. nee na voté leen wala ngeen am majorité ci assemblée nationale mooy promouvoir troisième mandat. non xam nga ci yow boo toppee ci li nga wax mooy est que man mënuma topp ñoom seen stratégie man xëyuma léegi yi amoon ci ñetti at yi ñoom ñooy xëy di wax li ñuy def ak fañ jëm ak loolu jeex na de yooyu c'est fini à partir d'aujourd'hui. Monsieur le ministre. d'accord. mani munoo wax sénégalais may ma tuuti rek ma eggale allez-y waay. munoo wax sénégalais yi ni leen damay soppi seen dund ca xamoo ni ñuy dunde munoo wax da ngay teggi taxe ci ceeb te ñun ñëpp xam nañ ni taxe amul ceeb munoo wax ni que dañuy jàppale góor jigéen boobu ba léegi ñi ngi gañe ca jàppale wuñ leen te yow ci loolu ñi ngi la koy tuumaal yaa ngi koy gis xam nga nañu bàyyi naxante bi peut-être ci biir émission bi dinaa ci ñëw. d'accord am na yenn yuy xew ci campagne bi. oui monsieur le ministre dinañ ci ñëwaat. voilà donc ñu ngi xaw a jege si temps bu ñu impartiroon donc dañuy dem justement jox suñu ñaari naataango Sidiki Djimbi Ndaw du journal Les Échos et également Abdoulaye Mal de la télévision 2STV. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Sidi Djimbi Ndaw, je suis du quotidien Les Échos. Je voudrais commencer, si vous permettez, par remercier la grande sœur et la féliciter surtout pour cette initiative et surtout ces emplois créés qui participent vraiment à aider cette jeunesse sénégalaise. Saluer l'assistance. Nous, Monsieur le chef de cabinet, monsieur le ministre, si vous préférez, man dama am benn message bu ma lay yónnee d'abord. Et là, c'est le citoyen sénégalais et le journaliste qui envoie ce message au chef de cabinet de son président de la République. Et c'est à propos de la RTS. Et est-ce que, monsieur le ministre, def ngeen dara pour que l'opposition am kaddu ci RTS parce que dafa war ci démocratie bu fekkee def ngeen ko ngeen wax ñu lan la. Donc man am naa ñetti question si vous permettez. Bi njëkk mooy li ñuy mën a tuddee immunité au niveau de l'APR parce que dafa mel ne Mame Mbaye Niang kenn du ko def dara au niveau de l'APR ñenn ñi sax nee nañ c'est à cause de sa proximité avec la première dame. Est-ce que c'est vrai? Gis nañ la nit ñi ngi campagne depuis lors kenn gisu la fenn à 2 jours 3 jours de la campagne nga génn wax am na loo joxe comme explication ku nekk après dina apprécier. L'autre chose c'est la question du troisième mandat.
la question du troisième mandat président Macky Sall dafa accordé benn interview RFI ou France 24 et lors de cette interview moom moo wax mu ne su élection législative yi jeexee dina joxe sa position sur le troisième mandat. yow da nga bokk ci ñoo xamante ne dañu nekk ay symbole pour lutte contre un troisième mandat au Sénégal lan ngay def yow su fekkee loo mën a partager fii ak ñun la pour que ñu bañ a yegg fu ñu yeggoon en 2011 ba ngay jàpp ci grille palais assemblée nationale yi. waxoon nga fi ci benn sortie que des ministres sont des incapables. Est-ce que du frustration par rapport ak bi ñu la jëlee ci nguur gi am ñeneen ñu ci des est-ce que loolu tamit bokkul ci lu tax kenn gisatu la ci terrain politique bi c'était ça mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. maa ngi lay sant di la gërëm ci laaj yi ci olof nag laa lay tontu parce que man olof tey laay wax dafa am ñu may waxal réew mi laay waxal après yow def transcription bi wala après ñu beru defal la ko RTS wax dëgg yàlla ci li ma jàpp mooy que njiitu réew mi def na kéemtulaay kàttanam pour mu ñëwaat aux normes d'abord mais RTS aussi nañu nangu ni que société publique la public programme gouvernement lay dawal li gouvernement bi di def lay wane après li xew ci réew mi ñëw du télé comme yeneen télé yi comme télé yi fi teew 2STV Sen TV TFM ñooñu nga xam ni ay revenu la ñuy ut moom la ñuy dundee dañuy couvrir ay activités dañuy créer contenu boo xam ni peut-être c'est susceptible d'attirer le public. RTS service public lay def man nekk naa 7 ans ci gouvernement ñaari yoon nga ma mës a gis RTS donc ban programme moo fi am na ay heure ay rubrique yu ñu jagleel ëttu politique du ñun rek lañ fay invité de waaw bon xam nga du yaa ngi nii nee nga danga may woo ma bañ non am na Aïssatou moo koy wax dañ may woo émission ma bañ ah mais noonu la RTS di wooyee ñeneen ñi ñu bañ jarta wane benn xamadi bi di jéem a décrédibiliser ay symbole de la République fii réewande fajul dara waaye nag toll nañ foo xam ne boo ñu ko jaayee ñu jënd ko loolu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp man yow mënoo wax ni que dañ ma génn gouvernement bi ba pare wax ni que dama am immunité wax ni que lu ma neex laay def biir mouvance présidentielle bu fekkee am na kenn koo xam ni day xëy suba teel rek ñu ne ko demal toog fee ne duñ ko laaj xalaatam man la parce que encore une fois wax naa ko ci jamono yu gën a metti yi président li ko booleeg ñemewu ma wax benn tur ñi ko booleeg li ñuy def ci politique man du loolu moom ma booleeg moom nee naa wax naa ko ça a choqué certains ça a dérangé d'autres ça jaaxal na ñenn ñi li ma booleeg moom du politique te sama taxawaay wane na ko te mosuma xaar benn responsabilité ba ci bii mu ma jox nii te mosuma xëccoo dara tamit lu mu bëgg pour sama bopp damay ñaan yàlla après man jéem ko defi donc loolu mooy relation yi yeneen wax yi ci wax yëpp ay wax yi kasaw léegi waxi campagne 3e mandat 2e mandat 4e mandat da ngay ni nangu ni président déclaration yooyu nga wax nee na bu ñu jàllee élection législative yi dina ci wax mu leer mais taxul ñu ni dañoo changé wala dañoo jàllar bi wala dañoo wecceeku ay nit kese lañ
fii ñu toll nii majorité la ñuy ut parce que des na 18 mois yooyu sénégalais yi duñ toog bañ a añ bañ a lekk bañ a taal courant bañ a dox bañ a naan dafa am luy doxal réew mi liggéey mooy doxal réew mi yëf yi du taxaw man duma topp koo xam ni say gént ak say xalaat ngay wax li ngay wax tey ak li ngay wax suba méngoowul li ngay def tey ak li ngay def suba méngoowul lépp loo wax tey bu subaa ñu gis ni que du dëgg après nga bëgg man ma topp kooku ñun suñu njiit ak ñun dañoo am yéene ci réew mi yéene boobu ñu am ci réew mi ci kàttanu yàlla sénégalais yi ñi ngi gis munoo ni dañoo yaafus parce que nag mi ngi dem donc fii ñu toll nii sama taxawaay mayuma sax may perdre temps ci loolu xam nga ni bu ci wax ci jotee moom dinaa ci wax te comme que léegi kii nee na dañ ma décongelé léegi chaque semaine bu la d'accord monsieur le ministre donc ñu ñëw ak une dernière question avec sunu confrère de la TSTV Abdoulaye Mal on est rattrapé par le temps. Merci. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk comme nu mu ko waxee maa ngi tudd Abdoulaye Mal nekk journaliste à la 2STV. Monsieur le ministre man politique laay wax comme ñoo ngi ci campagne ndax ku gis spécimen bi xam na ne vraiment lu des ci heure pour campagne bi jeex bëriwul. tey je vais parler de Dakar la région de Dakar am na presque 18 députés yoo xam ne ñoo ngi koy xëccoo ci région bi mais venir plus précisément ci la région je parle de la région. La région oui donc dinaa ñëw ci département bi 7 députés yoo xam ne ñoo ngi koy am gis nañu élection locale yi jàll yaa ngi ko doon xëccoo ak Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz tey moo nekk tête de liste Yewwi Askan Wi département de Dakar mais malheureusement beneen socialiste lay janoo di Alioune Ndoye tey est-ce que gis nañu aussi élection locale yi Yewwi am na benn doole boo xam ne def na ko fii ci Dakar en cette période hivernale ñoo ngi dund ay inondations Dakar waaye ñu bëre ñoo ngi dundaat syndrome boobu ñoo ngi nekkaat ci biir ndox mi est-ce que tey jàpp nga comment Benno nan la nar a def ngir gañewaat confiance Dakar waa yooyu ngir tey ñu amaat doole fii ci Dakar ba mën a remporter 7 députés yooyu ndax ci bilan bi lañ koy basé wu wala am na yeneen nu mu tudd alternative yoo xam ne yaakaar ngeen ci ndax bu ñu xoolee Alioune Ndoye lu ñu munti wax tamit c'est un leadership local donc tey jii nii face à Barthélémy Diaz nan la Benno nar a def ba nga xam ne dina gañewaat la confiance des Dakarois loolu mooy sama première question deuxième bi da ngay ànd ak moom tey bu ñu xoolee aussi effort yi nga xam ne président de la République def na ko mooy terre bi ak stade bi nga xam ne def na ko fii nii est-ce que tey jàpp nga ne aussi le bilan au niveau national peut aujourd'hui donner la majorité à l'Assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar. Merci beaucoup. Merci. waaw xam nga raisonnement doo ko réduire doo ko wàññi ay xalaat doo ko wàññi tënku ko ci benn purpose man booy wax élection député liste lay xooluma département mais liste bi ñuy voté parce que benn bulletin la boo xam ni ki nekk Dakar ak ki nekk Yëmbal ak ki nekk Kédougou ak ki nekk Matam ñoom ñëpp ci benn liste lañ nekk diw mën na voté liste bi parce que diw a ci nekk diw mën na voté liste bi parce que lii a ci nekk boo jëlee région de Dakar 18 députés je pense que bu fekkoon ni que xalaat bi ay socialiste ak socialiste la mais kon ñu ànd problème de principe la gis nga philosophie yooyu moo commencé dañ ci politique man gisuma Alioune Ndoye comme socialiste Barthélémy comme socialiste Bamba Fall comme socialiste non damay gis Bamba Fall Amadou Ba Ousmane Ndiaye ñii projet moo leen boole politique défini par un groupe porté par une personne ñii ñoo bokk bëgg-bëgg moo tax ñu ànd ñeneen ñi bokkul bëgg-bëgg duñu ànd ñii ànd nag d'accord nañ ci yoon ba ñuy doxe léegi ndax Dakar def nañ fi lu tax ñu gañe wala ñoom gañe wuñu woon
élection locale yi passé Yewwi moo ko gagné mais waa Ndakaaru ñi ngi dund ñi ngi fii Médina lañ dëkk Grand Yoff lañ dëkk Plateau lañ dëkk Ngor lañ dëkk Almadi lañ dëkk Wakaam lañ dëkk Parcelles lañ dëkk est-ce que la leen waa Yewwi waxoon tey taxawe nañ ko xam nga ñiy politique 10% lañ ci électorat bi xam nga tey ki dëkk Yoof est-ce que la ko waa ji waxoon gis na ko ki dëkk Ngor est-ce que la mu waxoon askanam wax na ko maire de Dakar bi ay yëf yi amee ba léegi lan la fi def poto Soham Wardini yi la ñuy jël di snap ñaan ñoo ko def fan nga gis projet bu ñu réalisé ci 3 mois avis d'appel d'offre financement mise en œuvre ci 3 mois nga ñëw yam ci après di snap naan maa ko def lan lañ fi def lañ leen waxoon tey am na ñii utuñu ay mairie lu dul ut ngànnaay yu ñu xeexee duñu leen tal fii ak ñaari at Yewwi Askan bi commune bu mu gañee fii ak ñaari at duñ la tal parce que beneen mbébét lañ am la ñu waxoon tey am na donc loolu mooy premier critère u campagne beneen bi ci topp yii ñuy wax du ñoom ñoo doon wax mbënd meek kay affaires yi tey maire yi ñooy premier acteurs yi taxaw fi mbënd mi di am maire ya fa nekk du ci opposition bi lañ bokk lan la ñuy def dem sol seeni plastique ñëw taxaw daal ni waaw ñu ngi leen di masaw taxaw te pourtant dañoo laajoon maire yi ni dañ lañ see defar bu secours tabaski amee lii am ci maire yi moo tax nañu def ndànk fii ak at nag bu audit yi commencé ay xawma woon ak ay defuma woon bu ko fi kenn wax ñoom ñoo ni mën nañ ca mënuñu loolu mooy wax ci. D'accord. Ok, monsieur le ministre. Donc, lu ñu mayoon ci temps mu ngi jeex dañuy jox Cheikh mu poser la dernière question le temps que aussi nga tàggowaale. voilà dernière question mooy que également mu tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teewlu boobu ak léegi ci li nga xam ne baaxee nañu leen ko mu soxal yenn ci ay accusation yoo xamante ni wala ay kàddu yoo yëkkati woon jëmale ci Ousmane Sonko boobu ak léegi def na ay weer mu ñeel mbiram ak Adji Sarr fan nga ci toll wala ba tey la nga waxoon da nga koy dëggal ba tey. waaw ngeen bëgg ngeen waxi el phénomène mais man da nga ma masa wax ma dégg ma wax dara dellu ci ginnaaw man am na ñaari mbir yoo xam ne du ma ko def du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu ma amul firnde li ngay wax ni du ñaari weer ñetti weer kooru daawaati géej la ma toog ci ñaari télé ma ni leen kii délinquant sexuel la prédateur sexuel la ma ni leen ma toog ci télé ma ni leen kii du bii yoon la njëkk a def lii loolu maa ko wax ba ma ko waxee est-ce que weddi nañ ma man maa ni leen ni lii du complot waaye yéen bu seen xel bu ngeen fooyee seen xel bay nangu magum jëm ni dafa am lu muy yëg ci yaramam génn demoo hôpital am foo dem fa du bés dem summeeku ba set wax ñu tàngalal la ndox nga dugg ci jacuzzi waxoo massage waxoo bésu benn loxo ñeenti loxo nga laaj yéen bu ngeen nee loolu bu ngeen nangu ko di discuter ak nit ñi ci loolu mooy wax dëgg yàlla da ngeen a bëgg a fooye suñu xel man li may wax tey du ma wax ni tey laa ci gën a dëgg mais li ma mën a wax mooy du tey la ko njëkk a def du benn yoon la ko def lu mu tàmm la te wax dëgg yàlla egg na fenn foo xam ni musu leen ko dégg mu ni du man musu leen ko dégg mu ni xamuma à part que bi ñu coow li njëkkee jóg lim njëkk a def mooy du dëgg demuma fa xaw ma sax fi ñuy wax 30 minutes après nit ñi woo ko yedd ko mu raison bi mën a ñëw gis nga diwoo gëreesu bëy ak gëreesu yeewa ak diwli nag moo ci yam yëf yi loolu moo ma ciy metti mooy nit ki day nekk ci yëfam jël la muy def après di ko jéem a ji yow munoo nekk ci njubati
munoo nekk ci ñàkk maandute ba pare di sosal ay nit. kan moo ko complot kan yow nga sosal ay nit bu la dara dalee kay nit ña nga sosaloon créé leen ay problème man de lépp lu ma am lépp lu ma jaay boo ma ko defee dinaa ko ci def pour yokk. monsieur le ministre may ma c'est-à-dire nañ ci wax une bonne fois mu jeex ñu tëj ko. d'accord monsieur le ministre. non sunu temps bi waaw après nga xool noo ko arrangé. d'accord allez-y. man tamit yaa ma may tey ma mën a dugg ci kër yëpp wax ak ñëpp coow lii dafay dem di ñëw ñuy nax ay nit ay jeunes di ci dee ngay rey nit ñi kuy faju hôpital ngay dem oustaz bu la wax ni ko loolu dagan na teg ko ci diine waxul dëgg yow munoo nekk ci loo xam ni li ñuy jiiñ ci diine nga ko teg ci diine nga ko teg yow diine jooju ci yow ci li nga nekk charia rey na la c'est-à-dire pour ma expliquer lu am na ci loo xam ni boo ci nekkee charia nag doxul ci réew mi fii moom république la mais yow li ñuy accuser charia rey na la métt njaaloo ci ku am jëkkër ak ku am jabar rey nañ la métt nga léegi dinañ la wax ay xawma firnde xawma lan mais li ci kanam rawul ciy bët nañ ko xool après ñu xool ndax loolu mat na seede léegi yow mënoo nekk ci loolu defoon ko defaat ko yàq ay dundu nit ba pare ñëw taxaw naan dañ ma complot na nit ñi yeewu nit ki mënta nekk ci loolu ba pare di woo ay ndaw naan kaa leen ñu taal réew mi génn leen bañ leen te yow boo génnee bu la gendarme bi ne dellul nga dellu sa kër toggal ko añ ba pare nga bëgg a wax ndaw bi génnal yow bu la gendarme bi ne dellool nga jël xeer wala nga jël cocktail molotov sànni ko mais fan la xelu nit ñi toll yow miy santaane ni da ngay toj dëkk bi da ngay taal dëkk bi yow sa bopp boo xëyee boo génnee sa buntu kër bu la gendarme bi waxee doo jàll demal ñibbi da ngay dellu sa kër toog nga bëgg a jël doomu jàmburu bu xëyee ñu ne ko lii amul moom mu jàmmaarloo jaay bakkanam kooku ban genre nit la sàkku jigéen ba cu nangoo yoonu kenn nekku ci yow ak yàlla la kenn waru ci wax bu ci àndul viol la ca bàyyi leen yéen di wax ni ko complot la joxewuma benn leçon de morale. d'accord li ma bëgg a wax nit bokk ci yéen jiiñ nañ ko fii viol ci jigéen bu moo jële boppam kër pàppam paas oto dem ba ca hôtel ba yéeg ba ca kaw nee na moo sumeeku loolu lépp mu def ko ci coobaro tribunal tëj ko ci viol mu uteeg ki nga xam ni moom moo fekk jigéen ci barabu liggéeyukaayam sàkku ko ci lu dul coobareem nga ni dañ ma complot mën na nax boppam jéem na taal te mi ngi gën a jéem a taal waaye nag man xëy na sama wax mosu cee bari dootul taal de. D'accord. C'est la dernière question. On est coincé par le temps. Monsieur le ministre, lan mooy nekk sa kàddu gu mujj gi. waaw sant soxna Aïssatou sant ñi fi teew ñëpp waaye tamit di jéggalu ñi nga xam ni yàlla daf leen boole ak ñun parce que dinañ ci gis ñenn ci télé bi di ñu koy seetaan dinañ gis ñeneen ñi ni yëgalu leen ko ñun rassemblement bu mag la coalition bi di préparer loolu la ñuy def lii suñu participation ci jéem a gindi sénégalais yi ak jéem a wax ak sénégalais yi la woon donc émission la woon du meeting du forum lu nekk dégg nga ko donc maa ngi jéggalu ci ñooñu di remercier askan bi ñu doon seetaan yépp jàpp ni que def nañ suñu kéemtulaay kàttan léegi pour que wax ji xaw a leer ak doon dëkk buñ fi waxee loo xam ni moom wax dëgg yàlla xawul yanu maanaa ñu ngi koy jéggalu
waaye tamit di mettre suñ bopp à la disposition de la presse ñu dellu ca nañ meloon parce que nag xeex bi mi ngi soog a commencé mortal combat bi muy woote daay jàpp naa ni dañ ciy taxawaat lu Modou Moustapha di wax naan combat bi dañ koy jël en main dañ koy jël en main la amoon dootul en main ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp. Alors merci monsieur le ministre, merci également yéen ñi nga xamante ni yàlla ñu doon seetaan à partir de tous les supports de communication des médias. Premièrement nekk suñuy partenaires yu njëkk la TFM, la télévision 2STV, Sen TV, Walfadjri et l'hôtel Terrou-Bi également. Et merci également à tous ces Sénégalais et Sénégalaises yu ñuy seetaan à partir de leur salon d'ici et d'ailleurs. En tout cas ñu ngi leen di jox dig daje prochainement avec beneen numéro et ci beneen émission, ci même émission plutôt ñu dippee ko également sama bataaxal, donc occasion di dalal bépp autorité et merci.